Abdourass ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Yacine maa ngi lay fay na nga def sa waa yaa ngi si jàmm. alhamdulilah Abdourass lan mooy actualité bi fu mu toll nii lan nga génne lu bees si lan nga nekk. waaw avant tout maa ngi lay nuyu Yacine di nuyu Pikini Production di leen jaare bu baax di nuyu àdduna bi yëpp bàyyiwuma kenn di leen baalu àq ci tamxarit bi ñu jóge di ñaan yàlla atum jàmm di wax ne li ma indi lu bees ci actualité mooy jokku mbokk nag morceau la boo xamante ni enregistré naa ko bu yàgg mais ñu ngi koy soog a tourné def ko vidéo. lan moo tax titre jokku mbokk. waaw li waral jokku mbokk tey jokku mbokk mooy dox mbokk di nangoo partager ak say mbokk ndax tey dama sentir tey benn loo xamante ni vraiment àdduna bi léegi dañ koy bëgg a fàtte muy bàjjan yi ak yaay yi ak tante yi nijaay yi doomu baay yi ak dëkkandoo yi te loolu dafa am solo ci doomu aadama nit dafa war a fonk ay mbokkam mbokk nag boo ko déggee nekkul rek ci deret nekkul aussi ci meen parce que mun naa ne tey ji doomu aadama yëpp ay mbokk lañu ndax yàlla moo ne wala xad karam naa ba ne aadama lu mu bind rek doomu aadama moo ko ci gënal ba tax na mbokk nekk na loo xamante ni di ko dox di ko saytu dafa am solo loolu moo tax ma xalaat woy wi woy ko tuddee ko jokku mbokk di ci wax nag ne yàlla bëgg ku jokk mbokk jokkaleel ma ko ndax boo ko jokkee buur bi laaw yokkul la kon fonkal mbokk yi. avant jokku mbokk kañ nga gëjoon génn. avant jokku mbokk depuis 2008 laa gëj a génne cassette complet mais 2012 def naa benn single tuddee ko naxa sa xandang 2012 benn morceau malheureusement ni promotion bi waroon a jàlleewul noonu ndax période boobu ñu ngi nekkoon ci yeneen bagage mais moment bi incha allah rabbi ñu ngi ci liggéey bi te it en tout cas ñu ngi ci waaw ñu ngi ci daal ñu ngi ci quoi ñu ngi ci actuellement nii. d'accord mais yaakaaroon ni que 2012 ba 2018 boo ñëwee pour génnee single bu bees Sénégal ñëpp xam nañ mbëggeel te da ngaa mën ay woyu mbëggeel est-ce que waroo woon ñëw dëllee ak woyu mbëggeel parce que nit ñi dañ la naan non woyu ñu lu intéressant lii wak lii mais en fait ñoom boo woyee woyu mbëggeel nañu gën a consommer. waaw xam nga woyu mbëggeel am na solo mais li ñu war a wax ci àdduna bi dafa bari mbëggeel nag du fi jóg parce que man mi di wax ak yow dama bëri sentiment ci sama woyu bari woyu mbëggeel la mais dafay baax aussi léeg-léeg ñu changer woy ci actualité woy changer tuuti. tëll bi laa wax rek boo tëlleeg loolu après nga woy leneen. waaw non mais ñu ngi ci xoolal dama xam léegi dama la wax ne la ñu ngi ci ay bagages yu doy waar ñu ngi ci ay bagages yu doy waar yoo xamante ni incha allahu rabbi bu ñu ko indee dinañ xam ne ñëw nañ ci mbëggeel waaye waxewaat nañu neneen ci mbëggeel incha allah rabbi mais actuellement ni jokk mbokk bi moo fi nekk daal actuellement nii ci moom lañ mën a wax mais ñu ngi préparé nag bagages yu doy waar incha allah rabbi di ko wax diaspora bi àdduna bi yëpp sama fan si rawatina sama mbokk lawbe yëpp daal. yaa ngi naan bi nga mujjee génne avant jokk mbokk dafa manqué woon promotion lan moo tax. waaw parce que dama ko def ba pare voyage yi loolu la quoi dama ko def ba pare tukki te xam nga aussi toujours boo defee single da nga ko war a topp loolu rek la woon quoi mais incha allah comme ñu ngi fi du ñàkk parce que souvent nga woy benn woy mu déedee tuuti gars yi duñ ko découvrir da ngay jékki-jékki rek morceau bi ci boppam moom mooy wane boppam li ñuy wax naan woy bu diglewul yeetewul nekkul ay woy ay naxaate la te dañoo toll ci Sénégal foo xamante ni ñun surtout ndaw ñi dañoo war a gën a gëstu di woy ay thèmes parce que nag dañuy màgg dañuy am ay doom. mais Abdourass même bu nekkee woy ay thèmes intéressant na gars yi des fois dañ koy wax mais gars yi duñ ko déglu fii Sénégal liñ lay demandé boo ko defee duñ ko déglu ñoom daal lu dul mbëggeel li ma la wax sànq. waaw mais xam nga woy naa fi xuri mu cartonné te xuri éducation la. tey xuri est-ce que du clip bee daloon. non mais xam nga souvent toujours li ngay woy moom ngay clip li ngay woy boo ko tegee ci yoon dëgg moom ngay clip ndax xuri doon la loo xamante ni mun naa ne tey jii képp ku xam morceau xuri muy jigéen boo ko tuddee nag yow yaay xuri day mer day gis boppam parce que tellement xam na ne
xuri éducation baaxul parce que boo déggee ma naan foofu boo taalee abal ma taal boo sumbee abal ma sumb ci ndaw loo xamante ne mi ngi war a toppatoo ay waajuram dem ba mënul satisfaire ay waajuram xam nga ba yàlla dogal mu dugg ci teen bi bañ koy wax maam ji daa jékki-jékki ne bala may jooy damay njëkk a dóor po ree kon xam nga nag xuri tegu ko ci yoon loolu ay thème la yoo xamante ni dañ ko war a bàyyi xel. def naa aussi morceau démocratie ci sama deuxième album wax ci affaire yu doy waar yoo xamante ni vraiment luy jëriñ askan la wax naa fi tamit kóllëre ndax doomu aadama bi da nga war a am kóllëre ndax dama ne kóllëre ginnaaw lay féete segam gore nga ne alal ak man-man mënul dabug maas ne bul ne jekk naa rek xarit bu ma am. morceau yi nga wax ni ay xuri kóllëre fàttalikul ñi ñuy seetaan ci ban album la bokk. waaw kóllëre mu ngi toppoon ci deuxième album bi ci laa woyoon sant yaay woy ci lawbe jamhiri woy ci aussi démocratie woy ci sant sëñ Fallou. xuri moo nekkoon premier album ma woy ci Dandang woy ci sëñ Modou Galasaw woy ci aussi xuri trahir woy ci sëñ Mor Mbaye Cissé woy ci Cheikh Ibra Fall. Abdourass bu ñu jugee ci loolu nga fàttali tamit ñi ñuy seetaan fan nga dëkk fan nga jugee ba jotoon imposé wu ci sa premier album fii. waaw man nag maa ngi dëkk Diourbel laa dëkk quartier bu ñu naan Kër gu Mag Sëriñ Bamba tuddee ko bu xotul Mubaraka mais maa ngi yaroo Kaolack quartier bu ñu naan Casaville foofu laa yaroo quoi. an say waajur. bon samay waajur nag dañoo teel a génn àdduna ndax à l'âge de 2 ans ci la sama yaay gaañu ba ma dañoo am 5 ans sama papa gaañu sama maam moo ma yar boo déggee sax may woy ci jokk mbokk bi sama maam laa ciy woy parce que yaa ngi dégg ma naan ba ma nekkee xale teel a ñàkk yaay lool maam booy yaa ma yar waaw miinu ma yaay yow laa doon woowee yaay maam ndate wañ yàlla na fi yàgg te wér mu ngi Kaolack moom laay woy sax ci jokk mbokk bi. moom si ay loxoom nga jaar léegi li ñu bëgg a xam mooy contact bi ak sa premier album bi ak Joololi naka la demee woon. waaw xam nga man daanaka dama xàmmee rek tàmbalee woy à l'âge de 9 ans ci la commencé woy Kaolack laa débuté sama art doon ànd ak ay ndaanaan yu mag ay ku ci mel ni tonton Asek mooy nijaay Papa Ndiaye Coppet ñoom Lamine Mbaye Alaaji Diagne Dago ndaanaan yu mag wa yu nga xam ne ñu ngi woon Kaolack ba ni ma xàmmee nag ci laa ñibbi Diourbel continuer sama art foofu. bon après ci la nekk Diourbel di jouer ba yàlla boole ma ak Fatou Guewel Diouf yàlla dogal ñu xamante jàppante ma nekk ci ginnaaw di ko aw man maa woy mbaras ba ma koy woy maa ngi Diourbel mu doon morceau bu cartonné ci laa xamante ak Fatou ma àndaat ak moom ñu woyaat ko ensemble ba ci bu yàggul dara rek album bi mujj man ak moom ñoo ko woyaat loolu moom ma indi Ndakaaru mun naa ne ba suñu borom aussi boole ma ak Ngone Ndour nag yàlla moo ngi ko jaarale ci Papa Ndiaye Guewel maa ngi koy remercier bu baax Papa Ndiaye. benn morceau bu ma tuddee woon agresseur 98 morceau boobu nag bokk na ci li ma boole ak waa Youssou Ndour ak Ngone mu nekk ak ñoom mun naa ne 98 ba 2001 yàlla dogalul album mais. 98 ba 2001 yaa ngi ak waa Joololi. maa ngi woon instant boo nekkul Joololi temps yi maa ngi Saprom. ñu Saprom la woon après ñu jóge fa tuddee ko waat Joololi yàlla dogal aussi yàlla dogalul album am ma quitté fa nekk Banjul di fa liggéey ba tourné waat fii Dakar. lan moo taxoon nga quitté. waaw parce que moment bu sama yaakaar moo fa tasoon quoi parce que xam nga 98 boo fa signé contrat 3 ans. te yàlla découragé. waaw mu découragé quoi. comme man toujours dafa am liggéey boo xam dafa nekk ci man muy business man commerce dama ko man moom laa njëkkee sax mun naa ne dama koy def. mais lan lañ la waxoon moment bi nga toogoon noonu yëpp di xaar luñ la waxoon. waaw non xam nga moment boobu artiste fa nekk dafa bari te yàlla rek a xam parce que aussi souvent nit ki da ngay bëgg benn affaire mais suñu borom mooy dogal yàlla xamul lu war lu jot rek la xam dëgg ba yàlla dogalee loolu nag vraiment ma quitté fa. après nag sama benn grand bu ñu naan Maître Djibi Diallo moom avocat la mu ngi Diourbel maa ngi koy remercier bu baax moom mu njëkk a wax ne ma foo nekk na nga ñëw Diourbel lu ma la soxla ma ñëw Ngone toog ak man vraiment waxtaan ak man nice ne ma nag moment boobu xam nga contrat bi affaire yi dafa jaxasoo woon ak moment boobu ñu ngi doon tuxu jógee Saprom dem Almadi xam nga yu bari daal xam nga mënatuñ ko régler quoi ci lañ ma waxtaan nag ci tombeeg 2002 ah
ci laa signé ak ñoom contrat bi 2 ans. maître bi nga wax ni Djiby moom moo nga toogal ak Ngoné ngeen signé waat ko. c'est-à-dire Ngoné moomu doon wër peut-être boobu man maa ngi Gambie ba ni ma ñibbisee nag sama benn xarit jël ma ndeysaan maa ngi koy jaar bu baax ñu naan ko Sirif Amar borom këru Fatou Bintou Amar. ma ñëw nag vraiment aussi ñu signé contrat bu nice ñu def morceau bi ñu def album bi muy Trahir def ko 2002 mais nag 2004 lañ ko mujj génnee. ndax lan 2002 ba 2004. waaw xëy na loolu ñoom seen concept la mais man bon en fait yàlla dogal na génn na donte daj nañ ci coono sonn nañ ci mais ba mu génnee nee nañ coono du réer. d'accord mais bi nga xaaree 2002 ba 2004 sa yaakaar tasaatul woon foofu nga ne album bi ndax dina génn. waaw tasoon na wax dëgg yàlla waaw métti woon na trop. métti woon na sax ndax période boobu noonu xam nga nit ki bu fekkee yàlla dafa dogal nga bëgg benn affaire di ci liggéey comme art bi nii lépp lu ñëw rek dootoo ko considérer quoi art bi rek ngay gis parce que période boobu dama quitté magasin bi ma doon liggéeyee. benn source de revenu rek nga amoon muy woy bi. muy woy bi moment boobu kon xam nga boobu day metti quoi mais nag alhamdulilah yàlla may nañu xolu muñ ñu gérer ko. mais lu ko téye woon nen waxoon. waaw non c'est-à-dire xam nga nag loolu ñoom seen méthode de travail la man ñoom ñoo ko xam parce que comme ay ndaanaan yu bëri ñoo fa nekk ku ci nekk dañ lay waajal xëy na dañoo nekkoon ci waajtaay boobu rek quoi parce que nekkuma fa woon man dong quoi. d'accord léegi biñ la woowee est-ce que yaa ngi fàttaliku jour biñ la woowee ne la sa album bi dañ koy génne. le 30 mars souvent waaw jour boobu moom vraiment am naa lu ma neex trop parce que nit booy liggéey ci mbir yàgg si sonn ba bés ñëw nga war a confirmer woon Sénégal li nekk ci yow te doon nelaw nga war ko yee loolu dina doon mbégte mu rëy ci man waaw loolu daal bokk na ci li ma gën a neex sama àdduna mais aussi ak ba moo toogee ñu ne ma sa soxna am na taw bu góor waaw ñaar yooyu moom waaw bokk na ci li ma gën a neex quoi parce que nit boo nekkee ci mbir di ci liggéey ñi naan dina baax ñi naan du baax tout le temps rek da ngay sóor ñi nga xamante ni say soppe lañu di la bëggee daal loolu moo tax. léegi après sorti album bi ñaata temps nga toogaat Jololi avant ngay quitter. après toogaat naa fa 2 ans waaw def ak ñoom. album bi génnee 2014 toogaat nga fa ba. 2004 toogaat nga fa. 2004 ba 2006 waaw. 2006 nag laa fa quitté parce que 2004 def nañ fi ay tournées européennes waaw def nañ fi si lu bari wax dëgg yàlla tubarkalla macha allah mais après 2006 nag vraiment ci la yàlla ñëw dogalam. ma jóge fa quoi. lan moo tax 2006 nga quitté waat yaakaar dafa tasaat comme ni nga defee woon boo quitté une première fois wala lan moo indiwaat. mën naa ne yaakaar dafa tas parce que ñun ay doomu aadama lañ te àdduna kenn matul. waaw mais dama yaakaar ne nit ki boo ko bëggee te xam ne kii am na luy nelaw ci moom xam nga dañuy wax naan bëgg buur souvent buur bëgg la moo ko gën parce que même kër sax borom kër bu nekkee ci këram yor ay njabootam kenn ku ci. SAP kenn ku ci génn rek war ngaa fexe découvrir kii lan moo ko génnee ndax taal dinañ añ gisuñu ko wala taal dinañ reer gisuñu ko ak lan moo tax mu génn loolu tamit dafay baax ci borom kër mu gérer njabootam mais borom kër boo gérer say njaboot nga jékki-jékki kenn génn découvrir oo kii lan moo ko génnee vraiment faay mën na am. mais est-ce que yow tamit du bëggaat album moo la tax a génnaat parce que 2 ans la est-ce que teelul woon. waaw non xam nga musique ku ci nekk ak sa cër musique. boobu da nga xew da nga doon bañ kii bi jeex. musique dafa doy waar Yacine waaw parce que boo defee benn affaire waaw sama période la woon quoi te nit ku nekk ku yàgg ci loxo nu la téyee nga xam ko te comme def naa benn album mu cartonné Sénégal gépp di ma xaar ak diaspora bi ñëpp vraiment dafa waroon am continuité loolu nag xaw a manqué tuuti. loolu vraiment moo tax sama yaakaar tas daal waaw. loolu moo la frustré woon. voilà c'est ça waaye du woon album bu bees lépp ci biir album boobu. non album la parce que pare woon nañ bay def beneen album man dem naa ba signé sama contrat bu bees dem naa ba signé waat ak ñoom beneen contrat boo xamante ni pour sama 2e album la mais moment boobu am na loo xamante ni liggéey naa ko bëgg ko génne wax dëgg yàlla te période boobu xam naa ne loolu dafa génn te boobu tamit xale laa aussi toll naa ci àdduna maa ngi bëgg a def. mais bi nga quitté est-ce que ñëw nga wax leen lan moo tax nga quitté. bon bu ma sañ laaj nan la. waaw non c'est-à-dire waxtaan naa ci ak Ngoné maa ngi koy nuyu bu baax mais moment boobu loolu rek moo fi mënoon a nekk
moment boobu su ma quitté wutoon tamit xam nga bon en fait doo fa am dara. mu fa am dara quoi loolu laay gëm da loolu parce que période boobu loolu laa gëm quoi. est-ce que defante woo est-ce que nekkoo woon jeune yaa ngi wax boobu xale nga est-ce que nekkoo woon jeune nga defante ñu naan la yaa ko yor demalal sa bopp comme Sénégalais ni ñuy def boo tollee si boo defee dara mu cartonné est-ce que du woon loolu tamit esprit boobu. non du woon loolu nee naa la sànq man dama bëgg musique waaw man musique dama koy dund ba tax na képp ku ma xalaat yaa ngi ma ciy jàppale di ma ci encouragé bu baax dama lay gëm dama lay topp mais musique bi léegi daanaka nekkatul mën a woy problème mu famille la loolu nag wax dëgg yàlla tax na sax daanaka boo xool sa musique bi léegi na moo war a doxete léegi daanaka doxetul noonu waaw xëy na ñun ñoo ci nekk nii par amour di ko def ngir suñuy fans. mais tàggoo woon nga bi ngay génn. non man wax naa loolu waaw nee naa la damay arrêté waaw. waaw non en fait ñoom xam nañ ne damay arrêté ñu arrêté ci jàmm mais réerewuma ci kenn jotewuma ci kenn waaw man maa amul lu mu bëggoon période boobu ma ko bëggoon. nekk ci di entraîner xam nga di chaque jour moo ñëwee ñu ne ma ñëwal tey ngay ñëw su ma ñëwee tey ñu ne ma non demal ba beneen suba su ma ñëwaatee ñu ne ma non ñëwaatal ba lii xam nga xëy na loolu. pendant 2 ans. pendant waaw mu xaw a yàgg tuuti ma dem ba sama yaakaar tas aussi te foo xamante ne yow def nga fa 98 ba 2001 album génnul ma découragé dem su ma ñëwaatee 2002 ñu signé waat ko ma nekkaat fa. ba 2004 may soog a am benn album 4 affaire bi génn def 1 an 2 ans ma signé waat beneen contrat ma gis ne tànk yooyu noonu ma doon doxee démb ak barki démb loolooy commencé di feeñ damay utiwaat ndimbal damay utiwaat feneen wala parce que moment boobu am naa soxna luye naa appartement am naa ay charges yu tegu sama kaw xam nga. te siw nga mënatoo dugg kaar ma dugg ci car rapide yi xam nga. te am na nooy tuutee de xam nga day metti loolu la rek du dara quoi loolu la quoi day metti te yàlla moom jaam yi daal wallahi talaahi. d'accord bu ñu jógee ci loolu sa premier album ni mu cartonné est-ce que bettu la woon sax. waaw non bettu moo nag parce que nag dama ko dund jafe-jafe yi bari trop premier album bi avant muy génn daj naa si ay coono yu doy waar su ma la waxee ne la doxee na Almadi ba route de Boune temps yi maa ngi yëmbal route de Boune man Abdourass doxee naa Almadi maag sama benn nijaay bu naan Ibrahima Dioum doxee naa Almadi ba route de Boune ndax ñàkk paas muy taw te boobu sama album génnagul man loolu dund naa ko kon mën naa ne coono du réer xëy na coono bu ma ci doon daj ak tolof fii léeg-léeg nga bëgg paas sax xam nga. pour nga dem foofu sax da ngay lijjanti ay paas pour dem foofu. parce que loolu yaa ko gérer sa bopp. man maa ko doon gérer mu jig déedéet man maa doon gérer loolu souvent nag ma ñëw wax dëgg yàlla ku ci mel ni Bouba wala Ngone xam nga yëkkati benn 10 000 francs xam nga jox la nga paas ci xam nga wax dëgg yàlla te loolu nekkul toujours lay am comprendre nga voilà événement day jot Tabaski jot Korité màggal yooyu yëpp da ngay am yooyu bëgg yooyu soxla te jaayuloo jënduloo ci aar bi nga ko yaakaar comprendre nga. yooyu yëpp nag boo koy vivre da ngay dem ba à la fin da ngay xam ne wax dëgg yàlla il fallait que nga boole ko leneen moo tax sa après dama ko booleeg leneen dama ko booleeg business waaw di jaay di jënd parce que loolu laa baaxoo moom laa fekkoon sama maam yi doon def donte aar bi don la ci man cofeel la mbëggeel la mais aussi pour nga fajal sa bopp foo nga yëngu ci dara. d'accord album bi dem nga si tournée internationale. waaw dem naa ci tournée internationale waaw. ñoom jolooli ñoo la yóbbu. waaw ñoom ñoo ma yóbbu waaw. mais est-ce que tamit li nga si yaakaaroon côté financier waxuñu côté siw rek parce que Sénégal album bu génnee siw nañuy gën a xool mais xam nga boo siwee li naan siw du jàmmi boromam charge yi day yokk est-ce que tamit côté financier amoon nga ko. bon aw ma ko woon ndax xam nga yaakaar dafa rëy te aar buñ la xasee lancé nga am yenn tur yi ñi nekk sa ginnaaw nekk say mbokk dañ naan jeexaloo dara foofu tamit beneen affaire la woon bu metti te premier album daanaka sax buñ la fayee yow déjà lekk nga sa xaalis bu yàgg waaw yàlla rek moo lay dimbale xëy na ak say fans ak prestation yi ngay def loolu moo la ciy génnee ah mais maman boobu. jotoo ci lekk lu rëy. waaw non c'est-à-dire bu fekkoon tey jii teg nañ liggéey bi ci yoon ma boobu nga xam maa ngi génnee album bi. jox nañ la liñ la war a jox maanaam. non loolu wax dëgg yàlla waaw jox nañ li war a jox waaw ci album li ma seqoon ak ñoom. teg ci yoon bi laa wax maanaam bu fekkoon ni que ñoom liñ la waroon jox nañ la ko. waaw c'est-à-dire bu fekkoon ne ñoom liñ ma waroon a delloo man jox nañ ma ko kon waxatuñ loolu.
kon loolu moo des muy encadrement bi ak gérer le groupe nga def say tournée parce que moment boobu du ma la nëbbu temps Sénégal dañ ma doon woo ay contrat billaahi wallaahi mais moment boobu yaa ngi soog a jóg war a samp orchestre. jàppale wu ñu la côté boobu. jàppale boobu moo desoon nag loolu sax moo taxoon vraiment ma gën a reculer waaw sama yaakaar tas daal waaw loolu la. maanaam. boobu noonu wax dëgg yàlla Abdou Rass ngay dégg 2004 ba 2005 Abdou Rass rek ngay dégg waaw prestation bu ne da nga koy def fi Diourbel ak fu ne Sénégal mais nag mënoon nañ ko gën a valoriser mu gën a tegu ci yoon mais loolu ma sentir ne nag amul te man ma doon jéem loolu xam nga. boobu gars yi dañu doon dégg rek waaye poche bi dara newu ci. xam nga aar moom dafa metti quoi. mais est-ce que am na comme Sénégalais yi des fois fans yi ni ñuy def bu kenn génnee ñu ñëw may la oto may la ay bien leneen la ci may la gënoon marqué temps boobu. waaw xam nga nag man moom vraiment am na ci samay nit yu baax yoo xamante ni nag dañ ma doon teral waaw samay nit ñoo xam ñoom sax xëy na sequñu woy wala woyu ma leen mais dañ ma bëggoon ngir li may def mu neex leen waaw loolu moom bari na ci mënuma ko lim quoi bari na ci quoi waaw. mais amoo ci benn bien boo xam ni que loolu moo la ko may album bi bien matériel. bon. à part daal xaalis yi ñu la doon maye. à part xaalis bi nga xamante ni moo la doon joué ñu may fay spectacle ak fans yi moo xam ne dañu ma doon jox xaalis ak yooyu vraiment waaw. mais après loolu yàgg na génne nga album génnewaat ay single comme bi nga fi indi tey mais est-ce que temps boobu ñi nga xam ni daan nga leen dégg wala daan nañ la woo la jàppale est-ce que yaa ngi leen dégg ba tey parce que sénégalais moom siiw. boo xasee ba siiw rek. waaw am na ci non xam nga waaw am na si ñoo xamante ni ba ñëw jàppee yàgg na te ñooñu duñ mës a bàyyi xam nga nit bu fekkente ne rek siiw moo la booleeg moom boo siiwatul mu bàyyi la waaye ki nga xamante ni dafa xam ne kii dafa am talent te dafa am lu nekk ci moom mu gëm la bëgg la kooku du la mës a bàyyi am naa ci nag dafa bariwul quoi adduna moom loolu la baaxoo ñu ci bari boo amee ñu ànd ak yow. boo ñàkkee ñu bari dootu leen gis loolu moom yàgg na fi du fi jóg mais li ci am solo ba am solo mooy doomu aadama moom daal da ngay gëm sa bopp daal. mais bi nga génnee après Jololi Prince Art tey jii nii amul kenn wala ñenn ñu la bëggoon dem yóbbuwaat wala ak ñoom pour ngeen liggéey. waaw yombul woon xam nga nag man sama aar dafa xaw a metti moo tax fu mu nekk nii dama ci sant suñu borom bu baax nee naa la sànq man aar bi don la ci man. xëy na man tax dama naan sant naa yàlla bu baax parce que nga nekk benn doomu lawbe boo xamante ni da nga xëy rek bëgg benn affaire di ko foyee ba suñu borom dëggal loolu ci yow daanaka ba ma koy def ñu bari d'accorduñ ci woon kon bu ma suñu borom suturaalee jàppale ma bu baax ba Sénégal gépp découvrir kan mooy Abdou Rass xam nga tey ci loolu ci laa yor sama soxna yor sama njaboot loolu sant yàlla la quoi. mais amul ñenn ñu doon def médiation pour nga delluwaat. bon amul woon quoi. après ce deuxième album yaa ngi koy def ak yaa ñu koy wax sànq dem si yàlla Babacar Lo. waaw dem si yàlla Babacar Lo maa ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla xare ajana yàlla yokk ay leeram bu baax ndax dëgg yàlla moom it dafa joué ci sama carrière ndax moment bi ma quitté foofu yàlla mi ma tiim xam na ne amatuma woon fenn yaakaar pour ne dinaa defaat album mën naa ne yàlla moo ma ko indil ba samay tànk mu ne ma yow dama la gëm ba ma lay déglu nekk États-Unis vraiment wax dëgg yàlla yow moom daal bokk nga samay woykat waaw comme man dafa ubbi label tuddee ko label Jokkoo bu nongoloo boo ñëwee mu produire te boobu quitté naa fële wax dëgg yàlla moom propose sax ne ma ñëwal nga ñëw boo ñëwee ma dinaa la produire waaw noonu la yàlla def vraiment ba mu defal ma sama deuxième album wax dëgg yàlla amuñu ci benn xaar ma yàlla nag. malheureusement yow bi ngay quitté fële na le amoon nga soutien Babacar Lo. déedéet ba ma fay jógee xaw ma sax Babacar Lo wallaahi tey mu ngi ci suuf. yaa ngi deuxième album ban année la ko def. deuxième album 2008 waaw xam nga 2008 2006 laa quitté fële 2008 la génne album bi. mais est-ce que promotion yi bokkoon na. promotion yi bokkul wax dëgg yàlla xam nga nit moom ay la yéwén ah da ngay wax li fi xew bokkul parce que moment boobu mu ngi soog a ñëw te daanaka relation booy xool demeewul noonu dafa am amour bëgg na waaw amoon na yéene jàppale jeunes yi ak artistes yu bari
jàppale leen ne leen fi mais promotion bi ni mu waroon a jàlleewul te pourtant ndeysaan deuxième album booy xool sax moo dàq premier bi mais malheureusement promotion ba ca waroon amu ca wax dëgg yàlla. après ce deuxième album li tax continuer woo liggéey ak moom. non moom benn album rek moo ñu lié woon maa ngi moom. après waaw bi boobu jeexee amaatoo leen woon projet liggéeyaat. non amaatuñu projet parce que déjà moom ci boppam dem na sax ba ci deuxième album bi moom mun naa dafa demoon en faillite. deuxième album bi daanaka sax man maa doon débrouiller sama promotion yi ci am jot am yëpp man maa génne samay moyens def ko voilà te loolu nag yooyu yëpp rek mooy li ma la wax ci art bi. deuxième album bi kon indilu la tamit. art bi non c'est-à-dire dama la bëgg a xamal ne art bi da nga ciy nekk am ci ndey am ci bàyyi gis nga xoolal da nga yor sa xoolal 100 millions te du tax nga percer ci art bi loolu laa la bëgg a xamal. maanaam mais nag li am solo mooy gëm ak li nekk ci ñun ñu gëm ko te ñaan yàlla lu ñuy am rek nañ ko am ci anam yam ñu neexee daal. Babacar Lo après yéen a ngi doon déggante desem bi nga ko déggee nu mu la def. dëgg yàlla bu mu déggee desem métti na ma trop mais xam naa ne ñun ay jaam rek la ñu te comme ñun ay jaam lañ bu borom bi soxlaa ku bëgg ndogay ñàkk yàlla moo ko soxla jël ko comme nu mu jëlee samay waajur. jëlee ko ñu baax ñi kilifa diine aada yi. yéen a ngi doon déggante. wax dëgg yàlla toll na benn période nag déggante wootuñu nag wax dëgg yàlla toll na benn période bu yàgg déggante wuñu waaw wax dëgg yàlla mais nag jàmm dañ mujj seq wax dëgg yàlla waaw. indi nga fi après génnewaat nga single 2014. 2012. muy naxa saxandang. naxa saxandang moo solo bu doy waar mais ba tey aussi mooy li ma la wax rek. jàmbaar amul ku yàlla dimbale am. ba tey percée bi nga bëggoon ci premier album ba tey moom moo des. waaw non mënul nekk benn wax dëgg yàlla mënul nekk benn quoi parce que loolu nag ay la yooyu label bi ma produire woon wax dëgg yàlla tubarkalla macha allah mënuloo wax tey fii waxuma ko nag jël souhaité leen fleur dama koy wax te yàlla rek tax parce que yàlla moo yor jaam ñi mais label bi nekk fii tey wax dëgg yàlla ñoom la fi yàlla teg. waaw. mais est-ce que bëgg nga delluwaat tey. bon ci ancien produit nga yàggoon nga fa. non bañu ma delluwaat mais dama bëgg lu ñuy def ñu toog sur la table waxtaan. mais li tax doo dem. ah non mais attention nag gis nga nit booy dem ci béréb da ngay yëglu ba ñu yëgal la boo jógee ñu entré la dalal la jox la ndox mu sedd nga naan. yëglu nga dañ laa. est-ce que yëglu nga maanaam fëgg nga dañ laa tontu. non du question ñàkk a tontu sax xam nga ñun ñëpp xam Sénégal benn bopp la ñun maanaam kenn mënu koo xar ñaar te li ñuy wax fii tey jii mun naa ne àdduna lay wër mais ñun ay nit lañu te sa doom sax boo ko juree war ngaa xam ne kii am na lu mu bëgg am na lu mu bañ foofu lañu toll mbir bi du xaalis yëg la ak safo ak faale ak xam ne kii am na lu nekk ci moom ma jàppale ko te yàlla tax parce que fii kenn mënul kenn amul kenn xamul yàlla rek xam. ku fi jàll rek dañ laa dimbale woon kenn xëyu rek nekk fa ku ci xalaat nag ne yow ba ngay door dañ laa jàppale woon nga gis ne am na lu nekk ci yow loo xamante ni lii kat ay nit ñoo ko génne woon boo gisee ku mel ni Abdouraas mu xam ne mu ngi am na loo xam mu ngi nelaw ci moom nga jàppale ko jaamu ci yàlla dalay yokk waaye du la wàññi waaye mais bul ne kii nag dama koy takk buum rek fu ma neex laa koy diri am na ñoo xam ne duñ ko nangu mukk ci kër àdduna ñu ñàkk lépp sax moo leen di gënal. sa single bi nga fi indi yaakaar naa ni suñu internet yi dinañ ko gis ci chaîne Pikini Production bi ñu bàyyi la nga wax si nga tàggatuwaale bien que wax nga si bi. voilà li am solo wax naa ko di jéggalu ñëpp nag bu fekkente ne aussi li ma fi wax déranger na kenn maa ngi jéggalu ñëpp. te xam yaa ngi ut tamit producteur wala. waaw maa ngi ut producteur parce que liggéey jaamu yàlla la waaw liggéey jaamu yàlla la te nag feccum liir bu neexee. ndey jaar téye ca mbagg ya am na ñoo xamante ne woy rek la ñuy def mais la nekk ca ginnaaw woy ba nekkul woykat bi moo koy def kon soxla naa producteur bëgg naa ko mais bëgg naa aussi producteur bu ma gëm bu ma bëgg bañ rek aussi bëgguma aussi producteur bu ñëw rek ngir business rek am xaalis rek dem yoonam bàyyiwaat ma ci biir. la business. bëggoon non déedéet damay wax te yàlla rek tax damay wax ne producteur buy ñëw na xam ne kii talent la am na luy nelaw ci moom. ñu ànd partagé waxtaan nag diisoo ngay wax may wax ngay def may def ma naan la lii la nga naan ma lii la
ñu àndandoo defandoo ko ensemble def ko ak xol yu nice xam nga yàlla def ci jàmm mu génn toj àdduna. mu nekk nii yaa ngi liggéey ak Fatou Gueye. waaw maa ngi doon déggante moom mais temps yi ndax léegi xaw nañu gis déggante tuuti na waaw. liggéey daan ngeen. waaw daan nañ liggéey kooku moom li may wax rek man du ma ne waaw ba ne déet moom sama yaay la man maa ko wax te à chaque fois loolu laay wax waaw jàppee wu ma ko rek ay concurrent aar ak yooyu parce que moom tey wax dëgg yàlla moom bokk na ci ñi nga xam ne ñoom mu njëkk a lancé njëkk ma yóbbu Europe man ba may dem Europe demee wu ma Europe jooloo lii demee wu ma foofu Europe ci groupe am laa demee Europe ci lañ ma xamee ci laa wane sama bopp ba ñoom ñu mun maa gis tey mun maa jàppale kon kooku sama yaay la comme ni ma leen di remercier aussi ñoom jooloo parce que nag bu ñu xamee Abdou Razz sur le plan international moom it joué nañ ci sama carrière bu baax da nga wax ji voilà leneen li ci topp rek mooy dernier single bi nga xam ne def naa ko muy jokk mbokk nag war na ku ne te souvent waaw voilà bëgg naa daal ñu bàyyi ko xel bu baax déglu wax ji te fas yéene koo jëfee nag ndax woy bu diglewul yeetewul nekkul ay woy ay naxaate la ba pare aussi maa ngi wax ne ñu bëri dañuy jël mbokk rek yemale ko ci rakk joo bokkal ndey ak baay wala mag joo bokkal ndey ak baay wala sa yaay wala sa papa bu ñu fante rakki baay yi tante yi ak dëkkandoo yi xam nga ak doomu nijaay yi doomu bàjjan yi yooyu dafa am solo waaw parce que nag ku la rombale say mbokk ci ay mbokkam la lay jëmee te mbokk daal am na solo waaw. merci Abdou Razz. maa ngi kontaan yow di jëwa di gërëm aussi Pikini production yëpp di ñaanal yàlla Sénégal yàlla na fi yàlla wàcce jàmm yàlla sàmm ñu sàmm suñu njaboot di bëggee fan si yëpp nag di leen wax nag clip baa ngi noonu jokk mbokk ah. Merci de vous abonner à Pikini Production. N'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur j'aime et laissez un commentaire.